ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey dañuy ñëw ci benn cas boo xam ne mi ngi xewee Mbour te mu concerné benn jeune bu ñu naan Souleymane Sidy Seck toll ci 19 ans fukki at ak juróom-ñeent ñu gën koo xam ci Pape Seck muy doom ci journaliste bii di Cheikh Yérim Seck te ñu tuumal ko wàllum viol jëmale ci benn xale bu jigéen mineur bu am 15 ans bu ñu naan Louise du turam dëgg-dëgg mais dàkkantal bu ñu ko jox la ngir sàng ko sutura ndax def nañ ko li ñu koy def filmer ko tasaare ko menacé ko ba moom ak waajuram bu jigéen xale bi daw génn Mbour gépp kon imagine leen ci ban situation la ñu nekk actuellement moo tax ñu wutoon ko dàkkantal tuddee ko Louise mais du turam dëgg-dëgg. comme chaque fois ñu bari dañuy solliciter ngir ñu ñëw ci mais comme que ñun suñu méthode mooy gëstu d'abord bu ñu gëstoo ba am ay éléments xool lu ñu koy synthétiser ba mu mën a leer ci bopp ñi taaxirlu dooru ñëw nag ci montage yu ñu mel ñun loolu mooy suñu démarche te daf ñuy permettre ñu gën a tey ci dossiers yi nga xamante nii ñu ngi koy traité. mais li ñu war a xam d'abord balaa ñuy ñëw ci fee yi ni mu demee entre Souleymane Sidy Seck am 19 ans ak xale bu jigéen bi ñuy woowe Louise toll ci fukki at ak juróom boo xoolee côté xale bu góor bi rawatina baayam bi nga xamante ni depuis loolu moom mooy wax moo tax sax ñun ñu tudd ko mais sinon comme moom accusé wuñ ko yoonam neewu ci duñ ko tudd wala dugg ci ay jugement de valeur naan doom ja baaje déedéet duñu dugg ci gaam boobu dañuy wax les faits rek jam ci. mais li ñu war a xam mooy moom baay ji gannaaw ba mu waxtaanee ak doomam weddi wuñ ni Souleymane Sidy Seck moo tëddee xale bi mais liñ ko bëgg a laayalee moo amul bopp amul genn te loolu bokk na ci li tax ñun ñu gën ci def vidéo ndax instant bii ci caaxaan ak manipulation bu doy waar lañu nekk. démb dañu publier benn article bu yéeme xale bu góor bi comme que papaam mi ngi ci monde médiatique bi ak ay réseau ñu dem jël ay photo xale bu jigéen bi koo xam ne 15 ans la am fukki at ak juróom ab mineur publier ko ci ay site moo nekk nii ngeen seen ñun ñoo flouté image yi mais ñoom noonu lañ ko publier na ko dàng waaye liñ ci dolli moo garaaw dañ ne au vu de ces photos force est de constater que diw maanaam turu xale bu jigéen bi turam dëgg la ju def mais ñun ñoo ko baarewaat ñu ne au vu de ces photos force est de constater que diw n'a pas les allures d'une sainte nitouche et que ça n'a rien de choquant que cette fille précoce de 6 ans et demi li tax ñu ne 6 ans et demi tamit manipulation la pour échapper loi bi daan ci ñëw jàppaleen passage bii bu baax a baax ak am solo li tax ñu modifier âge xale bu jigéen bi ne 6 ans et demi la am alors que 15 ans la am ñu ne ça n'a rien de choquant que cette fille précoce de 16 ans et demi soit courtisée par un garçon de 19 ans ñu ne boo xoolee photo xale bu jigéen bi daf lay jox koo xamante ni réglewul déjà ñoom yàlla may na leen ndax naka ngay xoolee photo doomu aadama bëgg ko juger ñu dolli ci ne te sax dara newul ci ab xale bu góor bu am 19 ans daal di xemem gone ak 16 ans boo xamante ni jëmmi mag la yor ñu ne kooku bu sa xel newee ci moom daanaka garaawul lii la ñuy wooyee apologie du viol ñoom li ñu bëgg a wax mooy bépp muskalaf bu gis tout tànk boo xamante ni doonte fukki at ak juróom la am mais teel naa màgg yor na jëmmi mag mën nga koo sàkku maanaam ñoom weddiwuñ ni viol am na lii faa mu leer d'abord tëdd nañ xale bu jigéen bi mais liñ ko bëgg a layalee mooy dafa précoce te boo xoolee ay photom réglewul alors que photo yii ñu jël photo 2018 la am na ñetti at xale bi depuis bañ ko violé dafa créé benn choc bu grave ci dundam ci événement yooyu la ñuy ñëw ak ni mu demee ak moom naka la ko dundee ak waajuram. Souleymane Sidy Seck ak gone gu jigéen gi ñoo bokk benn école bu nekk Mbour ñu koy woowee Jacques Prévert école française la bu féete Saly sorewul ak këru Cheikh Yérim Seck bi nekk foofu noonu daanaka ñoo jàkkaarloo ba tax na xale yi comme entre copains et copines d'école dañ fa daan dem ca kër ga ndax moo gënoon jege lycée bi ba benn jour Souleymane Sidy Seck dong moo fa nekk xale bu jigéen bii di Louise jour boobu la lépp xew et d'après Louise Souleymane Sidy Seck daf ko menacé door koy tëddee mais ci côté ñoom Souleymane Sidy Seck nee nañ consentement la maanaam xale bu jigéen bi daf ci ànd donte loolu am na lu ci yoonu Sénégal wax maanaam ku majeur ak ku mineur bu ñu sekkee lan la ko yoon considéré daan ci ñëw ba ci noppee ba tey xale bu jigéen bi mooy wax parce que mbir yi tàbbi na ci loxo yoon bañ déglu ko Louise mu ne Souleymane Sidy Seck da ko ne boo ko waxee di nga am problème moo tax moom mu noppiwaale ko yaakaar ne waa ji bàyyi na ko dina ko may jàmm. waaye comme que am nay wajuru jigéen yoo xamante ni dañuy seetlu seeni doom moo xam ci comportement ci doxin ak ci waxin yaayu Louise dem ba seetlu benn changement bu doy waar ci doomam mu tàmbali xel ñaareel bi mooy xale bu jigéen bi tàmbali daw góor comme pas possible ba ci chauffeur bi ko daan yóbbu muy jàngi finalement dafa ne ay parents am dafa ragal maanaam mu dem ba amee traumatisme ba bépp góor bu mu teg bët dafay yaakaar ni kii daf may violer ci la ko nag yaayam tàmbali teg pression ne ko di nga wax lan nga dund ba mu waral sa changement de comportement bii. Louise mujj explique histoire bi ci la ko yaayam yóbbu hôpital ñu defal ko certificat médical buy firndeel ni xale bi daal dinañ koy tëddee te sax ba mu ñàkkee ndawam yàggul
diggante boobu ndekete Souleymane Sidi Seck moom sax filmé woon na xale bu jigéen bi moment bi mu koy sàkku ba tasaare ko ci école bi mbir yi dugg ci ay groupe WhatsApp. Finalement association parents d'élèves yi ci njiital ku ñu wooye Yannick Mejanopoulos ñoo porté plainte ci commissariat bu Mbour. dossier bi yéeg ba ca kaw gars yi su ma nee gars yi xam ngeen bu baax ñi may wax daal di bloqué dossier bi bëgg ko ndëppal. Entre temps école bi génne na benn ndogal ne Souleymane Sidi Seck dootul jàngee ci école bi dañ koy dàq ba année scolaire bi jeexee dañ doon xaar nag ba programme bi terminé ñu rawale booy bi yóbbu ko bitim réew. léegi bu ñu sukkandikoo ci fee yi ñetti mbir moo am boo demee ci yoonu Sénégal article 320 bu code pénal dañ ne viol mooy nga sàkku doomi aadama moo xam ci anam yu mu mën a demee jaaroo ko ci ay xëbal xopp tiital wala bett boo ko defee dañ lay tëj juróomi at jàpp fukki at kaso. Louise nee na lii la ko Souleymane Seck def da ko menacé ba noppi tëddee ko donte Souleymane moom nee na xale bu jigéen bi mbir yi neexoon na ko. lii benn la nga demaat ci yoonu Sénégal article 320 bis code pénal ñu abordé li ñuy woowee pédophilie ñu ne pédophilie mooy ngay làmbaatu wala yàqataan mbaa utiliser image wala baatu jàmbur ñeel wàllum sëy te kookee nga koy def am lu yées fukki at ak juróom-benn boo ko defee dañ lay nëbb jant bi juróomi at jàpp fukki at kaso. kon ci kaw Souleymane Sidi Seck dañ koy toppee itam pédophilie ak détournement de mineur ndax xale bu jigéen bi di Louise fukki at ak juróom la am. yéen a ngi fàttaliku article bi ñu leen liiral sànq bi ñuy door vidéo bi lan moo tax ñu bind ci xale bi 16 ans et demi la am liñ ci bëggoon mooy Souleymane mën a rëcc ci article bii benn machine à manipulation bu garaaw la gars yi di doxal actuellement pour jaxase xel yi. li yoonu Sénégal wax dafa leer naññ ab muskalaf ku majeur bu tëddee koo xamante ni mineur la foofu consentement amatu fa. bu ngeen demee ci yoon dañu rëq sa ndigg ki nga xam ne mooy majeur dañ koy teg ay daan dañu wéy ba tey ci loi yi ak charte bi nga xam ne moo tënk li ñëwee cybercriminalité maanaam ñiy jëfandikoo xarala yu yees yi di ci def safaan boo demee ci article 431-22 dañ ne ku jël ay yëfi jàmbur ñu koy woy données personnelles ci lu jaarul yoon dañ lay tëj benn jàpp juróom-ñaari atu kaso teg ci nga fay 500 000 jàpp 10 millions. boo jëlee Souleymane Sidi Seck non seulement dafa collecté ay données personnelles lu jàmbur maanaam tëddee xale bi daal di koy filmer mais yamu ci daf ko diffuser tasaare ko lii moo garaaw kon moom ñetti mbir lañ koy toppee benn mooy viol ñaar mooy détournement de mineur maanaam kuy yàq daan tout tànk ñetteel bi mooy collecte et diffusion de données personnelles maanaam yàq doomu jàmbur jaare ko ci xarala yu yees yi. lii lépp nag la xale bu jigéen bi di Louise dund parent d'élève école bii di Jacques Prévert porté plainte way juróom bu jigéen yi itam porté waat plainte ñu jëloon dossier bi daal di koy classé fële parce que am na ay lobby yu nekk ci kaw ngir coow li bañ a jib bu ci yamul mu neex xale bu jigéen bi ak yaayam dañoo recevoir ay pression yu dul jeex ba dañoo mujj sori Mbour gépp ngir mëne bu baax a baax seen combat. il a fallu que ñu médiatiser dossier bi réseaux sociaux yi tamit joué ci benn rôle bu am solo parce que dem nañ ba créer benn hashtag tuddee ko justice pour Louise mbootaayu jigéen yi tamit taxaw temm ñuy soog a teg loxo Souleymane Sidi Seck parce que dossier la boo xamante ni preuve yi lépp mi ngi tege ci table procureur lenn rek moo desoon mooy yoon def liggéeyam. li xoromu nag ci dossier bi mooy gis nañ ay manipulateurs ñoo xam ne xam nañ li xew mais dañuy jéem a dof-doflu ak faire le malin di jéem a comparer dossier xale bu jigéen bi ak ki nga xam ne mooy Adji Sarr dossier caaxaan boobu nga xamante ni léegi sax yàlla mi ngi àtte ndax xale bu jigéen ba fay nañ ko xaalisam ba muy wër di ca kaay di dund benn vie boo xamante ni ndeysaan moom la yàgg a rêvé ku ñàkk jom dara safu ko di ko comparer ak mineur boo xamante ni dafa am 15 ans koo xam ni fi mu ne nii dafa traumatisé dem na ba ñemewul jege góor ndax dafa jàpp ni képp ku mu gis rek da koy jéem a violé kon ñenn ñi nga xamante ni lépp lu xew ñu dugal ci politique nañu respecter les vraies victimes de viol waxoon nañ leen ni lu ñu métti ci kaw Adji Sarr mooy danger bi mooy dinañ violeti jigéen muy lu dëggu mais da koy ragal a wax ndax dafay bañ ñu ne ko da ngay Adji Sarr lu kenn du ko jëloo sérieux kon Adji Sarr ak ñi ko ngemb ak ñi profité actuellement ci mbiram di ci wut xaalis ak tur ameel nañ àq bépp jigéen boo xamante ni victime viol nga dañ laa sàkku ba noppi yàq la saaduna Louise mii ci la bokk ndax ñi ngi bëgg a jël dossier am di ko méngale ak Adji Sarr mi nga xamante nii jom dafa xëy mu gont ngir mën a soofantal kaam pour protéger kenn koo xamante nii papaam du n'importe qui ci réew mi waaye dañ ko topp ndax ni ñuy xeexee li nga xam ne mooy wàllum complot ak tappale noonu itam la ñuy xeexee injustice noonu itam la ñuy xeexee tooñ moo xam ku mënti doon Sénégal duñu nangu benn groupe bu ndaw benn mafia politico-médiatique ak seeni doom di def lu leen neex ci biir réew mi te kenn du ko wax loolu jeex na c'est fini kon taxaw seetlu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngi jëf